juróom-ñaari waxtu ci Télé Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun xibaaru ngoon gi ñu doore kook lu soxal dogal bi njiitu réew mi président Macky Sall jël ne dinañu fësal lépp loo xamante ne xaatim nañ ko mu jëm ci wàllu pétrole ak gaz fii ci Sénégal Mignane Diouf nag di bu forum social moom rafetlu na ko bu baax a baax jàpp nañ ne loolee la Sénégalais yi doon xaar ndax lépp lu jëm ci wàllu ressources naturelles yi dafa war a leer dañu koy teewlu ci micro Ibou Diouf. am na benn bés ngeen invité woon ma ci seen télévision daaw la woon kenn ci yéen ne ma ndax affaire contrat pétrole yi ak gaz yi dañ cee war a wax ma ne waa dañ cee war a wax balaa moom ñu nuy wax mu nuy wax buñ ci waxul moom moo nuy wax te dafa mel ni tey foofu dañ toll man soppoon naa trop ci yooyu jamono nu amoon doxalin goo xamante ni dana tax ñu ñëpp ñu toog wax ci. waxin goo xamante ni waxinu sell lay doon waxin gu dal wax ci de tardewul mais il faut que nit ñi xam ne loolu itam doon na loo xamante ni dafa war a doon loo xamante ni bokk na ci intérêt réew mi konte man d'accord naa ne il faut que ñu fexe ba li nga xamante ni mooy waxtaan boobu ñu fexe ba mu am ni muy amee nag il faut que gouvernement bi il faut que moom chef de l'État mu am ni mu koy doxee ak ni mu koy waxee pour que loolu doon loo xamante ni dëgg-dëgg dana mën a antu. leneen loo xamante ne wax na ni yitteel na ko lool moom président Macky Sall di dialogue national bi ba tax na mi ngi woote waat nag ñëpp ñoo xamante ne war nañ cee teew ñu ñëw toog waxtaan ci lu soxal réew mi loole nag xam ngeen ni du guléet mu koy def waaye nag am nañu bokk ci kujje gi ñoom waxoon nañ ne dialogue national boobu lay naxee mbaay la ba tax na duñ ca bokk woote gu bees gi nag Mignane Diouf moom it joxe na ci xalaatam ba tey ak général Mansour Seck li ñu xamle nag moo di ne bu ñu bëggee suñu réew jëm ca kanam te it yenn jafe-jafe yi daal di fiy jeex faw ñëpp toog waxtaan loole mooy njëriñu réew mi Ibou Diouf ak Mohamed Dieng lañ ci àndal. dialogue politique toog waxtaan ci lépp lu aju ci liy suqali réew Sénégal njiitu réew mi nag fësal taxawaayam rek ngir déglu ñi nga xamante ne ñoo bokk ci kuje gi wante ñooñee nag ba léegi xew-xew boobu daanaka mënul antu. xam naa ne dama yaakaar ni bu amee gàllankoor yi gàllankooru politique la ndax ñi ko seq politique moo leen boole ci langue bi ci politique boobu itam xëy na ku ci nekk yaakaar na ni mbër bi ma dajal ci langue bi man ma war a xam nan lay def ba bu ndajee xëy na ma mën koo daan xëy na donc pour man gàllankoor gi yëpp foofu la. là aussi affaire yi mbooloo la mënul tere boo xam ne bi même ci benn njaboot. du ñëpp ñooy déggoo dina am ñoo xam ne mën nañoo mere wala yooyu mais nag njaboot la toujours. kilifa yi gis ne nag faw ñu toog waxtaan su fekkente nag Sénégal moo leen ñor ndaxte loolu moo mën a suqali suñu réew. nan nit ñi fexe waxtaan nan nit ñi fexe toog booloo te wax ci seen biir li nga xamante ni mooy mëbëtu ku ci nekk jëmale ko ci jàmmu réew mi ci avenir u réew mi. fàtte parparloo bi te jiital Sénégal loolee bokk na ci li nga xamante ne rek dina neex doomu réew mi ndax gis nañ ne dina leen amal solo lool. le calque bi les nations l'union fait la force. bu fekkee ne day ñëw tasaaroo ku nekk def lu teg et cetera du ñu am doole loolu moo tax. loolu pour man mooy jàmm déggoo waxtaan pour mébét bi doon mébét goo xamante ni itam dafay yóbbu réew mi fi ñu bëgg mu dem. dialogue politique ci ñi nga xamante ne rek ñooy seq réew mi ku ci ne indi sa xalaat lépp ñu wekk ko ci la mën a tax. Ibou Diouf dialogue boobule njiitu réew mi woote waat nag ñenn ci askan wi ñoom it joxe nañ ci seen xalaat mu doon nag ay gis-gis yu wuute dañ leen di teewlu. bon man dama gis ne woote bi dafa dëggul dal ci président parce que essayé na ko plusieurs fois. ay yoon bi nga koy def mais mënul sotti parce que nit boo ko woowee ba pare ne ko lii la ñuy wax wala da ngay d'accord si lii wala doo d'accord si lii di poser ay conditions de waxtaan loolu mënut a sotti waaw dama jàpp ne opposition bi aussi mënul dem waxtaan ak président waaw parce que waxtaan bi dama gisul lan lay aboutir daal. ne moom daanaka depuis 1960 li fi ne rek moo fi ne. mais boo yoree réew nga ànd ak ñenn ñi tey
boo liggéey ñeneen ñi nga xamee ne que ñoom nga andil woon depuis bi ngay jot réew mi àndoon ak ñoom ñu jékki-jékki di dem di ñëw di transhumé ba nga xamee ne que ñeneen ñi gis nañ seen bopp ni lii nii dem na ba jàddatul nga doog a woote day am ñoo xam dañuy gis seen bopp ci côté boobu. deuxième chose bi moom mooy tey jii nii may waxee yow nii mujjantal gi lañ nekk bu ma ko doon wax damay wax ni ci dañu nekk ci mujjantal bi dafa dem ba nga xamee ne que mi ngi ci fin bi pour que mu bëgg a indi beneen système boo xamee ne que day mel ni que day bëgg a jaar ci kaw ñenn ñi bëgg a am li muy wut dafa am li muy wut pour bëgg ko amee noonu. ci gaañ ñu xam nañ ne am na période boo xam ba fa tolloo da ngay def tekk boo defee tekk da lay wan yoon. bon man ni ma ko gisee mooy opposant lenn rek moo lay gis mooy que bu ko jiitu réew bi oowee pour nekk ñu dialogué moom du gis dialogue boobu moom li muy gis mooy que kii toog si fauteuil bi na jóg rek moo tax saa yoo ko oowee mu dëgër boppa loo ko mënta oo si lu dul nga jóg fauteuil bi du nangu mukk boo ko oowee si jàmm du ñëw boo ko oowee si ñu du moom daal dadul ma sa d'accord ak mu ñëw toog ak yow fauteuil bi la soxla jógal nga abal ko. woote googu lee ak njiitu réew mi président Macky Sall def na ko ba tey ay yoon muy sàkku ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci kujje gi ak société civile ñu ñëw toog waxtaan ci lu soxal réew mi waaye mujjuta antu ana lan moo ko gàllankoor ndax moom njiitu réew mi demoon na sax ba décréter ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai bés bi ñu jagleel dialogue national ñu ànd ci ak récit Alassane Ba. mu mel ni kon ab tàmbali bu baax la jëloon ginnaaw nag bi nga xamante ni ku jégeek benn pàcc ci société civile bi ak nguur gi jotuñu woon déggoo ci lu jëm nag ci fukki poñ ak juróom yi ñu waroon réviser ci suñu constitution ci mars 2016 mu mel ni kon ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai 2016 mu di lu yees luy tàmbali ab dialogue national njiitu réew mi Macky Sall jël sax dogal ci bés boobule décrété bis boobu muy bésub dialogue national fii ci réew mi. daanaka ñu bëri uy si woon woote gi ab comité de pilotage ñu taxawal ko mu mel ni kon dafa dem ba mbiru politique gën ci fës processus électoral bi ñu nar ci waxtaan ngir waajal législative yu juillet 2017 demoon na bay neex wante nag biñ demee ba bëgg taxawal comité de veille ci la mbir mi commencé yàqu ndax kujje gi dafa ñaawlu doxalinu gouvernement bi ñu jàpp ne kon ñoom dañu jël ay dogal te waxuñu leen ko moo di boole pôle bi ñu wax pôle des indépendants ci loolu nag kujje gi sàkku kii di Abdoulaye Daouda Diallo tekki ndombol tànkam dialogue bi kon ci jamono jooju la commencé yàqu Abdoulaye Daouda Diallo di wëyal ci jamono jooju nga xamante ni kujje gi ñoom ñu ngi wàcc ci mbedd bi ko ñaawlu ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weerub mai atub 2017 mu mel ni kon kenn dajewul ngir ñu waxtaan ci lu jëm ci dialogue national boobule wante li ñu demee ko rek moo di diggante nguur geek kujje politique bi xiiroo geek ŋaayo gi ci processus électoral bi ginnaaw bi ñu génnee ci élection yu juillet 2017 ñu jàpp ne kon mooy élection yu gën a bon fii ci réew mi kujje gi gisee ni mel ak ay observateurs yu bëri Macky Sall owaat classe politique bi ñu ñëw ngir ñu waxtaan wante nag kujje geek nguur gi mu mel ni kon déggoo mënta am seen biir ba jamono nag ñu bëgg a taxawal loi bi muy loi jëm ci wàllum parrainage mu di ab loi bi nga xamante ni ba léegi kujje baa ngi koy wéy di xeex njiit réew mi sàkkuwaat beneen yoon ñëpp toog waxtaan mu di force vive de la nation mu mel ni kon contexte yee changé ndax ci at yi di ñëw rek Sénégal dana nekk réew bi nga xamante ni dana produire lii di gaz ak pétrole Macky Sall nag bëgg cee xalaat teel xool nan la ñuy yore ressources yooyu le mu ci oo nag ñëpp wante nag mu mel ni kon ku jigi moom xam nañ seen position moo di ne ñoom fas yéene wu ñu teew ci ndaje bi ni mel ndax jàpp nañ ne béy wéy na mbuus. Alassane Ba ñu wax ci leneen dem ca Tassette département bu Thiès foofee nag kilifa diine yi daal dinañoo sàkku ci étudiants yi ñu teg fitna gi ci suuf te dellu ci classe yi nag dem jàngi kenn ci ñoom di Serigne Habib Sy doon doom ci xalifa général des Tidianes nag mi ngi sàkku ci ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ŋànk wàllu njàng mekk njàngale mi ñoom it ñu def li leen war fii ci Sénégal fexe daal ba jàmm dellu si étudiants yi dellu ci amphi yi dañ ci ànd ak suñu natango mi ñu toogal foofu lee ca Thiès di Cheikh Anta Diop.
ñi ngi fii ci Tassette kilifa yi diine yu bari dikkoon ak sax ay député ci ndajem diine bi nga xamante ne ñaax nañ ci askanu Sénégal ñu ànd ak dal rawatina ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñu génn muy yëngu-yëngu yi nga xamante ne amoon na ci université yi Sénégal benn bopp la te lépp dañ ko war a pencoo fexe ba jàmm ñëw ci réew mi ba benn ñol-ñol du am. mooy tax ñu mën a dégloonte moo tax Socrate mu ni ja'alana allahu udhnayni wa lisaanan waahidan li nasmaa akthar mimma naqul nee na yàlla bëttal nañu ñaari nopp xottil ñu benn gémmiñ lim ñuy tegtal mooy na sunu déglu ëpp sunu wax bu dégloonte amee danañu xam lanay lan xam kanay kan xam fanay fan al itbaau doog a taxaw kenn ku ne xam ka nga war a àndal liggéey bu ñett yi amee al intifaau lañ doon xaar ca mbir ma ñu soog koo mën a am waaw ñaana ngi nangu waaye ndab yi ko war a dékk setatul. kii di maire Tassette nekkit directeur programme national développement local wax ne jamono yi nag étudiants yi war nañoo dellu si waat seen xel bu baax ngir ñu mën a delluwaat ci université yi. suñuy petit frère a fa nekk ak suñuy jarbaat donc dañ leen di ñaan ñu dellu ci école yi jàng parce que ëllëg ñoom ñoo war a yor réew mi président recevoir na leen te li ñu leen wax dégg nañ ko. Serigne Mbaye Sy Dabakh ñu gën koo xam ci Ndiol Fouta ak ay kilifa diine yu bëri ñoom it ñaan nañu ngir jàmm am ci réew mi ba Sénégal am yokkute. ci wàllu njàng mekk njàngale mi ba tey syndicat bi ëmb inspecteur ak inspectrice ci éducation nationale nag ñoom daal di décréter ab grève ñaari semaine sax moom nag la ñu fas yéene toog banque seen i yoxo li ñu gis moo di ne nguur gi da leen di tànqamlu ci seen i jafe-jafe loole nag la ñu bëgg mu daal di dakk ñu doon ci janoog nag ak taskatu xibaar yi Habib Faye ak Abdoulaye Diallo ñoo ñu fa teewaloon. crise gi ñeel wàllum njàng meek njàngale gi bàyyiwul ñii di inspecteurs yi cay yëngu ñoom ñi ñu dajaloo ci SYENS di syndicat goo xamante ni dañu fas yéene gàllankoor wàllum njàng bi ci dirug fukki fan ak juróom dooree ko ci altine gii ci seen ñaareeli plan d'action ñoom ñoo ñee ne daañu def ab grève waaye tamit la ñuy def moo di li ñeel wàllum examen yi dara du ci am. premier plan d'action boobu nañ ko yamale ci gelu examen professionnel yi examen professionnel yi nga xam ne moom la enseignants yi di def te buñ ko deful duñu mën a avancer ci seen carrière. bu ñu tënkee plan d'action bi ci ñaari semaine ñaari ay bés dina doon signal bu doy pour gouvernement bi woo ñu toog ci wàllu plénière nga xam ne ministres yi ñooy toog premier ministre toog ñu ne gouvernement Sénégal ci jafe-jafe yu inspecteurs yi am ci wàllu cadre réglementaire ci wàllu payoor ci wàllu moyen logistique conditions de travail ci wàllu carrière gouvernement bi lii la ci xalaat. syndicat inspecteur ak inspectrice yi ñeel wàllum njàng mi fii ci biir Sénégal di woo l'état wu Sénégal ngir rek mu respecter engagement yi nga xam ne jëloon na ko ngir bëggal lañ leen doon laaj. moom mooy gouvernement bi farlu considérer préoccupation yi nga xam ne moom la membre corps de contrôle bi maanaam inspecteurs yi am fulal leen gëm ne bu ñu saafarewul jafe-jafe yu inspecteurs yi am munuñu tëj page bi nga xam ne moom la ñuy wax page crise scolaire. ñoom ñi ne xalaatuñu benn yoon nekk ña ñuy sacrifier. inspecteurs yi du ñu nangu doon les agneaux du sacrifice maanaam pour régler problème mu crise scolaire bi inspecteurs yi du ñu nangu seeni préoccupation ñu koy passer par perte et profit di dénoncer attitude bi nga xam ne moom la gouvernement bi am di dénoncer attitude bi nga xam ne moom la les ministres en charge de l'éducation et de la formation am parce que li ñu seetlu ci ñoom mooy il y a un silence coupable. ñu bokk ci CNTS FC waa SYENS di woo l'état wu Sénégal ngir rek mesure yo mu jëloon ngir bégal seen revendication yooyee mu dooleel ko waaye tamit yeneen ci mesure yo mu jël mu respecté ko ñeel wàllum franchise universitaire yi gannaaw ba nga xam ne kii di Fallou Sène génn na àdduna. beneen syndicat ngi nii moom moo ëmb liggéeykat yi nekk ci transport routier ñoom nag mere lool jawriñ bi ñu dénk wàllu commerce di Alioune Sarr ndax nee nañu dafa fësal ab arrêté boo xamante ne da leen di tere jële yenn ci ay marchandises fële ca Casamance di ko jaarale ci tali bi di ko indi fii ci Ndakaaru lu ni mel nag ñu ne nanguñ ko tey nanguñ ko ëllëg dàquñu sax amal ab boycott ci liggéey ci yoon woowule kenn ci ñoom di Babacar kenn ci ñoom bokk ki leen jiite dañuy teewlu ay kàddoom ci micro suñu correspondant ci Ziguinchor di Boubacar Diassi. problème mu Nouakchott bii nga xamante ni bii moo am problème ba ñu ñëw fii
dañu wax ni kaju bi duutu dem Gambie d'accord ñun d'accord nañ ci loolu. kon képp koo xamante ni kii am nga licence bu la may nga yeb li jëm Sénégal muy port Dakar war nañu laa bàyyi nga def ko léegi nag loolu bi mu amee ministre de commerce moo def benn arrêté boobu mu def nag dafa wax ni bateau bi rek la ñu may pour moom mu jël kaju bi fii ci Casamance pour yóbbu ko Dakar ministre de commerce dafa juum parce que su fekkente ni bii bateau bi daf ko privé la ñun ñuy privé dama ne bu bateau bi dee fukki nit ñoo ko moom transport bi 1000 personnes la ñu kon su fekkente ni dafa bëggul dundal bateau bi rey ñuy dund ci transport bi ma ni kon kooku métti li ñu ko jox xamu ko affaire transport affaire syndicat bi bu ñu ci dugal politique. maa ngi leen di wax ni leen bu fi benn oto bougé jëli kaju bi ci àll bi indi ko ci port bi su bateau bi amul lu mu yóbbu danañ ñu bàyyi ñun ñu def transport. ñu wax ci ndox mi ak dëkk kaw yi foofee nag jàppaleen ni prix mètre cube bi dafa daal di yokku fanweeri dërëm lañ ko doon jaaye waaye léegi mu nga ca juróom fukk mu doon nag lu metti ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa dëkkee ndax ñoo ëpp si ñoom seen loxo jotul seen ginnaaw ñu ne nag li ñu mel lañu bëgg mu dakk ca Réfane askan wa moom ma toog nañu sàkku ci kilifa yi ñu wax ci mbir mi dañu fay fekki Babacar Diouf fa Ndongo Ndiaye. weeri dërëm la jóge dem ci juróom fukk mètre cube boo laal ci diwaanu àll bi fi mu nekk nii loolu lay jar yokkute bii nag kenn mënu koo nangu surtout askan wi dëkkee ci Réfane. forage yu Réfane bi nga xam ne da doon jaay ndox fanweer wala bu ndereb forage yu Réfane tey ñu ngi ci juróom-ñett fukki millions yu topp ci biir banque kon fanweer yi ñu ko doon jaayee baax na bu baaxutoon du ñu am juróom-ñett fukki millions yu dugal ci banque kon vraiment loolu dañuy jàpp ne rek loo xam ne la war nañu ko mën a wàññiwaat bu baax bàyyi ko sax ci fanweer bi mu nekkoon. situation bi nag mu ngi tukkee ci ni nga xam ne moom la ñuy yore forage yi fi mu nekk nii ci diwaanu àll bi ki jël forage yi nekk ci diwaanu Njaareem moom saafarawul jàmbat yi wante da cee yokk yeneen. ak réforme bi bu ñëwee day ñu teggil jafe-jafe yi ñu am ci ndox loolu dañuy kontaan mais bu ñëwee jafe-jafe bi ñoo waroon teggiwu ko maanaam ñàkk ak ndox gi fi nekk nga tijji sa robinet ndox du ñëw boo ko defee boox amul ndox ndereb amul ndox Réma amul ndox Mbaafay Njaarnu Mbambey Mbootal dëkk yu bari tey ci Réfane amuñu ndox boo tijjee sa robinet ndox mi du ñëw donc privé bi ñëw saafara jafe-jafe boobu mais daf ci yokk beneen jafe-jafe parce que dafa bëgg a yokk ndox mi jëlee ko fanweer yóbbu ko juróom fukk loolu nag wax dëgg yàlla population yi ànduñ ci man mii di maire en tant que maire ànduma ci. loolu yi tax maire commune Réfane ne kilifa yi war nañoo jóg wax ci lii. di wax aussi le ministre de l'hydraulique ak le directeur général OFOR nañu déglu askan wi parce que du Réfane rek ñoo wax ñu bëri wax nañu dégg naa Bambey Séréer dégg naa Ndereb dégg naa ñeneen ci Sénégal nañu tàllal seen nopp ñu déglu askan wi jafe-jafe yooyu ñuy askan wi ñaxtu ñu indi ci ay solution ñu fàttali ne forage yi nekk ci commune Réfane yépp ñoom ñoo dàqandoo li nga xamante ni mooy ñi yore forage yi fii ci diwaan bi. ca bët gànnaaru réew mi lañu jëm ca Dagana foofe nag seetlu gi moo di ne sàmmkat yeeg baykat yi fa dëkkee dañuy faral di laale lu bëri di jàppante seen biir loole nag la ñi nga xamante ne ñoom ñoo di njiitu gox yeeg goxaan yi député yi naka noonu maire yi fa dëkkee daal di bëgg mu jeex ab réserve pastorale bu toll ci 4 junni hectare ci suuf la ñu bëgg taxawal ngir rek jafe-jafe du amati foofule dañu fay fekki Ousseynou Diop Habib Seck. département bu Dagana ku nekk xam na ni ay jafe-jafe lay am ci diggante sàmmkat yi ak baykat yi jamono ji nga xamante ni pël yi baabal yi da leen di të ndaxte seeni jur gi amuñu lu ñu lekk ay jafe-jafe la ñuy nemmeeku tax nag ñu taxawal benn ferme boo xamante ni 4 junni ci ay hectare la mëbët bi doon wàññi jafe-jafe yi am ci diggante baykat yi ak sàmmkat yi. bi dafa amoon xalaat nan lay ñuy def ba conflit diggante baykat ak sàmmkat mën a jeex. bis bu ne nga dégg yenn saa nga dégg sàmmkat ak baykat laale ba mu am ñu dee tuuru wala bakkan sax rot fa te nekkul loo xamante ni gënal na éleveur nekk na loo xamante ni itam gënalul agriculteur bi. maire député président conseil départemental bokkoon ci ndaje bile ci kàddu préfet bu département bi lii dina wàññi jafe-jafe yi am ci diggante ñaari pàcc yi. waaw agriculteurs yi nañ ci gis seen bopp ndax dina wàññi conflit entre agriculteur ak éleveur. éleveurs yi nañ ci gis seen bopp bu nawet bi demeewul ni mu war a demee dinañ am fu ñu mën a dugal seen jur. ak ferme pastorale bi ñu war a taxawal ci gox bi de lu bare mën na ci ruusee ngir mën a jàppale jur gi. impact bi mu am ci wàllu économie ndax dina tax jur gi gën a baax dina tax xëy na production lait bi gën a bëri mais impact social bi man laa ni jar na maire bu nekk
def lu xaw a mel nii ci sa commune ndax agriculture ak élevage kenn mënul dem bàyyi sa morom. département bu Dagana nag li ñu bëgg mooy benn jafe-jafe dootul am ci diggante baykat yi ak sàmmkat yi ci fan yi ñu génn sax nemmeekoon nañ ay jafe-jafe am ci diggante ay sàmmkat ak baykat ba deret tuuru ci. di ko jaajëfal moom Ousseynou Diop yéen it naka noonu ci teewlu bi fii dañuy yem ak yéen ci xibaar yi Chérif Dia dina fi teew 20h faram fàcce leen xibaar yi ci français ñu ndogu jàmm.